ni mu war a mel importance am ci biim réew loolu Pastef toujours dina teg tànkam ci loolu. ci loolu président dégg nañ nga ni da nga bëgg 1 million de militants yu actif boobu ñu ci teg ndax ku nekk mën nga joxe objectif mais actif boobu nga ci teg dafa mel ni dafa am lu bëri looy xaar ci say militants ci li jëmee réew mi kanam ci en terme d' engagement est-ce que mën nga dellu si waat ci le pourquoi nga teg ci actif bi ba ñëpp koo ni 1 million rek da lay naan précision 1 million de membres actifs le président wax. waaw xam nga politique ñaar la politique dafa am militant am sympathisant boo ci génnee adversaire nit mën na bëgg parti lool bëgg ñi jiite parti ba lool te parewul pour ne man damay dem nekk militant parti bi waaye teewul mi ngi jëriñ parti bi loo xam ne léeg-léeg sax militant du ko jëriñ ndax léeg-léeg fu mu dégg sax ni parti bi soxla na contribution mu contribuer fu mu toog ak ay nit mi ngi waxtaan ak ñoom di leen essayer convaincre bu élection jotee kenn du ko jiitu ci bureau de vote bi moo tax léeg-léeg frontière entre militant ak sympathisant frontière bu ndaw a ndaw la daanaka sax mun na ñàkk waaye militant dafa am lu koy mandargal soo demee ci charte parti bi mooy am naa carte de membre je suis à jour sur mes cotisations loolu mooy militant nag fu ñu ko waxee dafa war a actif ndax parti politique kuréel la boo xam dafa am ay objectif am li mu bëgg am lu muy dox rawatina nag parti bu mel ni Pastef nga xam ne dafa boole militantisme politique ak citoyenneté boo seetee ñooy premier parti presque depuis très longtemps am na parti yu ko doon def bu yàgg nag mais dafa deewoon carrément mais ñooy premier parti boo xam ne dekkil nañu action citoyenne di def ay vacances agricoles patriotiques di def ay organiser ay dons de sang ñaax ndaw ñëpp ne leen dem leen ngeen joxe seen deret ndax day sauver ay bakkan def ay cérémonie yoo xam jubluwaay bi yëpp mooy def ay comment dirais-je ay setal pour nettoyer lu mel ni sëg yi lu mel ni école yi bu ouverture de classe di ñëw ak yeneen loolu lépp boo ko dajalee day jox parti bi benn spécificité loolu nag dafa laaj militant bu actif militant boo xam ne ci lu mu xaarul dara en retour saa su parti bi wootee ni dañoo jublu ci lii rek parce que parti politique du rek élection ngay soxla nit ñi ne jóg leen ngeen dem voté ci élection ba élection benn bés la boo xam ne peut-être 20 jours de campagne moo koy jiitu mais diggante élection ba élection réew day continuer dox donc militant boobu ñu bëgg mu doon un citoyen un patriote un modèle ci wàllu réew mi waaye bëgg aussi mu doon un militant actif ci lépp loo xam ne yaatal parti bi la lépp loo xam ne gën a fexe ba nit ñi gën a xam parti gën koo miin gën koo ñeme militant boobu la ñu wax ni ci 10 000 cellules yi 1 million de cartes vendues de militants actifs mooy militants yu sawar militants yoo xam ne dañuy suñu xëyee ba ngoon bu ñu génnee waxtu yi ñuy liggéey seen temps dinañu am lu ñu ci comp lu am solo jagleel ko parti bi loolu it dafay ànd ak wax ak militants yi toujours ci contexte parce que man dama naan Pastef yàlla daf ñoo may loo xam ne amaan du suñu liggéey kese am na lu ñu ci liggéey waaye am nañu liggéey lu peut-être lu toll li ñu liggéey wala lu ko raw te amuñu lii ci politique ndax ñun wax dëgg yàlla ci politique gënuñu woon ñoom Mamadou Dia ak ñoom Cheikh Anta Diop ak ñeneen ñu bëri waaye yàlla may nañu ci loo xam ne ñoom amuñu ko woon ci wàllu politique kon loolu boo ko amee da ngay sant yàlla leneen lu ñu war a sant yàlla mooy fu ne ak lu ne nit def na ko pour faagagal parti bi ak ay kilifam lu ne ak ku ne ak loo mënti xalaate def nañ ko pour faagagal parti bi ci jamono joo xam ne parti bi yoruloon doole nekk ci opposition ñiñ jàkkaarloon yor bépp xeetu moyen boo xalaatul waaye tey yàlla muccal parti bi muccal ay kilifam ba ñu toog fii tey yor réew mi di ko diriger di ko gouverner kon loolu jar naa sant yàlla leen lu jar a sant yàlla yi parce que léeg-léeg nit interpellé ñu ci situation bi nga xam ne ñu ngi dund mu mel ni lu mu naqarlu wala lu ko métti ma ne ko te ngay dellu sant yàlla parce que jaam bi toujours day xool démb ak barki démb doog ko mën a comparer ak tey ndax ñaari at ak genn wàll ci gannaaw
Alaaji Malick mii mi ngi takkoon benn càq fii ci tànk bi bracelet électronique man maa nga woon Cap Manuel ak keneen du mat 800 lu ëpp parti bi ñu tas ko ba ñëpp ne ñii moo jeex na ci politique kenn dootu leen dégg kon tey suñu toogee tey jii ba nekk fii ñun ñëpp nekk suñu afiya nekk suñu teyefu bakkan mën a def li ñuy def yàlla jox ñu ay ndombal tànk ci dëkk bi ba mën naa ne lenn ci li ëpp solo ci dëkk bi ci wàllu institution yàlla teg ko suñu loxo kon dañu war a sant yàlla waaye yàlla may nag di ma wax léegi ñu am ci politique lu kenn amut ndax ñooy woote nit ñi wuy si ñoo nekk ci xolu sénégalais yi li ëpp ci sénégalais yi bokk ba léegi am kóolute sénégalais yi bu doon démb fukk la tey gëm naa ni fukk ak juróom-ñett la wala lu ko raw kon dañuy sant yàlla loolu boo ko amee nag da ngay gën a góorgóorlu da ngay redoubler d'effort waaye da ngay ànd ak tey ak dal da ngay ànd ak tey ak dal xam ni ñi ngi ko bokkal ñi ngi ko sekk ak ñoom ñuy ut li nga ut la ci yàlla joxu leen ko kon bul tombe mukk seen piège moo tax li may wax toujours militants yi Pastef musul doon parti problème wala parti fitna Pastef dafa ñëw ci géewu politique andi lu ñu xamuloon bi muy door ñu xeeb ko faalewuñu ko muy dem nit ñi di ñëw benn benn ba mujj gi mu commencé doon nag mbooloo mu am solo ñiñ koy seqaloon daal di tiit ne ñii faw ñu faagagal leen Pastef rek ne damay résister ndax réew mi ñun ñëpp ko moom ñooñu bëgg ñëw faagagal droit yi leen constitution jox la ñu jox ñun kon ni mu amee woon sax ci yeneen ak yeneen ba ci diine gi ay nit jóg ne tey dañuy fay diine gi tax nit ñi jóg résister loolu moom mooy woon mbirum Pastef waaye Pastef musul doon parti à problème Pastef parti xam-xam la parti yéene gu rafet la ci réew mi parti bëgg sa réew la bu mu gënal la sa bopp kon militants yëpp dañu war a dellu si loolu nekk ci liggéey bi bañ ku leen divertir parce que boo rawee nit ba ñëpp xam ni raw nga ko saa yoo rombee mu kobos nga jàdd ne tey ma wuyu ko boo moytul yow da ngay nekk ci terrain moom kon sénégalais ñun la ñuy déglu ñun la ñuy xaar gis nga carte yi ñuy jaay nii buñ ko doxalee dañ ko war a doxale dugg ci goxaan yëpp man sax gis naa ay images yoo xam ne ba ci suñu mbokk marchand ambulant yi bàyyi daw si ñëw jënd seen carte doog a dellu jëlaat seen i bagage si jaay buñ ko doxalee ni ñu ko war a doxalee moom rek tontu la ci écart bi am diggante Pastef ak keneen ku dul moom kon nañu xam luy farata xam luy sunna xam luy afdal bañ ku ñuy tardeel parce que ñoom loolu rek moo leen dese te dañu xam ni nitu Pastef nitu principe la saa yoo leen provoqué rek mën na am nu ñuy réagir moo tax bu ngeen seetee sama discours depuis longtemps li may wax militants yi ak militantes yi focus boobu ñu waxoon avant élection présidentielle bi 2022 2023 tey la ñu war a gën a focus parce que ñun ñoo am la faveur du terrain donc ñëpp nañu nekk ci terrain bi ñëpp nañu jublu ci liggéey bi xam ni li waraloon ñu taxaw mobiliser suñu énergie yëpp ne du ñu nangu ku ñu faagaagal loolu jeex na fi te dootul am bu soobee yàlla mooy faw ñu liquider parti bi te jaarale ko ci liquider ay leader am ak ñi wër ci ñi ko wër loolu amatul dootul am Sénégal kon nañu concentré wu ci li nga xam ne mooy farata bi buñ ko defee li ma gëm man mooy élection bu amati Sénégal ak bu mu munti doon parce que parti dañ koy organiser parce que doole bu tasaaroo rek dootul doole nit yàgg naa am doole te xamu ko mooy li ñu dal ñun Afrique rek tey suñu organiser woon tuuti Afrique ba booloo ci ay principe rek kenn ëppul doole Afrique mais ñu ngi tasaaroo ku nekk ne fi mu ne donc man li ma gëm doole gi Pastef am Pastef sax xamagu ko moo tax li ñuy def baax na ci mooy ñu organiser ko ci lii ñuy def nii organiser ko ci doxalin ak taxawaay ci communication ci comportement bi ñuy am ñun waaye loolu ci biir Pastef la bu ngeen seetee fan yëpp dama leen nit am na beneen démarche bu am solo mooy démarche ouverture mooy continuer di yaatal parti bi
di woon parti bi ni képp kuy sénégalais te sa yitte doon luy changer luy soppi Sénégal te nga nangu it li nga xam ne mooy suñuy principe suñuy valeur yow sa place mi ngi Pastef ak foo munti jaar ba mu des nag quelques cas exceptionnels parce que cas exceptionnel mun na am bu dee ci doxalin ñaawteef dafa eggoon fenn ci jëfin ak ci waxin ci digganteeg parti bi dina jafe trop du mën a nekk la parce que nit da ngay jéggale wax naa ko waxaat ko liñ ñu jàngal ci bépp diine bu am nag en tout cas les religions révélées mooy le pardon il faut savoir avancer da ngay jéggale mais même jéggale googu dafa am processus parce que bu ñëwee brutalement rek mën na am incompréhension ak njaboot gi parce que dafa am ñoo xam ne dundoon nañ lu métti waaye de manière générale bu dee cas yu exceptionnels yooyu amul dama ne képp kuy sénégalais ak foo mënoon fare démb foo mënoon fare ba ci kujje politique bi nit boo xam ne nekkoon na ci parti politique boo xam ne du Pastef waaye dara lu ñaaw wala lu ñagas doxalul suñu diggante mu toog ba gis ni Pastef doy na ko bu ñëwee it li may sant toujours njaboot gi parce que politique moo ni mel nañu yaatal may nit ñi ñu ñëw bokk ci liggéey bi ñu continuer ko parce que politique ay addition la mooy benn bu fekk benn wala benn bu fekk kuréel toujours lu mu yokk la kon dynamique boobu aussi nañ ko continuer donte lii farata dëgg mooy ñu jëmmal parti bi dëgëral ko nii ñu koy defee nii tey ubbi parti bi tekkiwul ni dañoo jëndee ñeneen ñi fi newoon loolu tam il faut que nit ñi comprendre ko il faut ñun ñëpp ñu am benn niveau de maturité politique kenn jëndewul kenn militant gis nga ku xam Pastef ni muy doxee ak ñi ko jiite xam ni ñu mel ci njaboot gi ak colère gi ñu jiyante suñu biir parce que dafa métti woon ñu def presque un pacte de sang mooy nit ne jaral na ma lu ne mais du ma nangu projet bi ñu faagaagal ko kon loolu du lu nit di fàtte ci àdduna mënul nekk mais loolu tekkiwul ni mbir mi dafa war a taxaw ci benn stade rek dootul évoluer kon loolu nañ ci gën a góorgóorlu it li ma leen di sant la cible jeune parce que bi may xool léegi les premières statistiques gis naa ni li ëpp solo mooy ñi nekk diggante 24-40 ans 24-40 ans loolu jeune la 24-40 ans jeune la ma gis ni ñun demi-vieilles 40-59 ans ñoo ci tegu ci statistiques yi génn ci graphique bi ma gis ni 18-24 bi mooy ñëw après waaye 18-24 bi waroon nañ ci am lu ëpp loolu foofu man li ma gëm 18-24 bi parce que 18-24 bi téeméer yoo jël juróom-ñett fukk yi suñu njaboot la ñun la ñu bëgg ñun la ñuy fooye ñun la ñuy waxtaane kon niveau sensibilisation am na liggéey buñ ci war a defaat bu gën a yaatu ba nga xam ne balaa ñu naan fii ak 31 octobre 18-24 bi sax mooy ëpp foofu 24-40 bi waaye ciblage boobu aussi am na ci solo kon message bi daal message yu engagement la message yu discipline la message yu sérénité message yu aussi formation parce que loolu mooy suñu chantier ci bokk na ci suñu chantier yu gën a rëy mooy njaboot gi macha allah